juróomi fan ci weeru juin di bis bi nga xam ne nii moom la mbootaayu xeet yi jagleel alam bi ñu naan ko journée mondiale de l'environnement fii ci Touba kilifa yi nga xam ne ni ñoom lañ dénk wàll gi doon ci amal ay activité sëñ Abdou Bali Mbacké doon ki jiite commission environnement ci mairie bu Touba di dëkkaat ci lëkkaloo bi nga xam ne ni commune bi amal na ko ak ay partenaire am lépp rek ngir gën a taxaw environnement bi. bis bi nga xam ne dafay bis bu am solo parce que kenn ku ne xam na difficulté ak jafe-jafe yi nga xamante ne bii problème plastique mi koy indi te ñu ciy liggéey boo xam ne mën na ñaari at ci biir commune bi ànd ko ak waa JGA ñuy suñu ay partenaires waa UCG également ñuy liggéey ci dëkk bi liggéey bi am solo ànd aussi ak waa EVE ñu ciy def loo xamante ne bii liggéey bu rëy la boo xam ne résultat yi commencé naa feeñ waaye li muy jur mooy dañoo bëgg a wax ak askan wi wax ak askan wi nag foog naa dara gënu cee ëpp solo lu dul doog dox ñu gis la nga def sensibilisation fekk nit ñi ca fa ñu nekk xamal leen jafe-jafe yi nga xamante ne bii plastique dana ko indi xamale aussi njëriñ li nga xam ne mën nañ ko cee jariñoo ndax kenn ku ne gis na tri sélectif bi ñuy def am na ñoo xam te ji ñu ngi ciy liggéey di ci am xëy kon bis bi dafay bis boo xam ne bis bu rëy la ci commune Touba nekk bis bu rëy pour l'ensemble des partenaires yi nga xamante ñoo ñëw di jàppale la commune de Touba Mosquée. partenariat bi nga xam ne ni dox na diggante mairie bu Touba ak waa UCG ak JGA ak EVE doon na xam ne ni lu am solo la. ba tax na àjjuma doon kenn ci ñi jiite EVE di dikkaat ci lëkkaloo gi nga xam ne nii amal nañ ko seen diggante ak mairie bu Touba. en synergie la ñu boole suñu doole. ku ci nekk pàcc ba nga mënee ñu am ci taxaw tey nag journée bi dafay wane ni ñun kat dañu bëgg li ñu doon liggéey comme ni ko sëñ bi waxee léegi ni ñu doon liggéey joyanti nañ yi nga xamee ni moo doon jafe-jafe yi ba nga xamee ni nit ñi continuer nañ ci adhérer parce que au moment où je te parle plus de 60% n'est-ce pas des ménages yi nga xam ne ñoo doon participer ci biir tri bi ñu ngi def tri ñu ngi pratiquer tri normalement donc ñu bëgg dem en échelle gën ko yaatal. ba yeneen ménage yi nga xam ne ñoo ëmb Daaru Minam ak quartier yi nga xam ne ñoo wër Touba mun cee bokk collaboration bi nag bi nga xam ne am nañ ko ak yeneen partenaires les différentes parties prenantes vraiment collaboration bu am solo la. Et j'en profite aussi pour féliciter les relais avec qui nous travaillons nga xam ne ñoom pàcc boobu ñoo ko am ñooy dugg ci kër yi di waxtaan ak ménage yi di leen joyanti di leen wax njëriñu tri di leen jox di leen wax ni nga xam ne moom lañ ko war a taxawee pour que ñuy def tri bi ba ñooñu di mën a pratiquer tri bi. ay njaboot ñu duggee leen nag ci xeex lépp loo xam ne nii déchets plastiques yi da koy jural gàllankoor askan wi li nag di programme boo xam ne nit ñoo ngi ko tàmbalee fii ci Daaru Minam doon loo xam ne nag am nañ yeneen meubles yoo xam ne fees nañ ko ci amal bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne nii moom moo tukkee ci kilifa yi jiite programme boobu. daaw si bés bi dañ lancé woon benn projet de démonstration pour dugal tri des déchets plastiques si ménages yi ñu choisir woon 200 ménages ñu amoon si ndigalu xalif général bi ñoo ngi koy nuyu di ko ziar tey jii ñu ñëwoon pour def évaluation bi pour renforcer également la campagne de sensibilisation mu nekk campagne de masse ñu def tuuru quartier yëpp nekk fii si Daaru Minam ñu def ruelle yëpp pour renforcer cette campagne au niveau des ménages. beneen intérêt yi moo ni ko ñun dañu war tabax benn centre benn usine buy traiter déchets plastiques yi waaye usine boobu ni si phase démonstration la nekk. dañu bëgg montrer population yi surtout acteurs économiques yu nekk Touba mais il y a suffisamment de quantité de déchets fii Touba boo xam ne mën nañ ko valoriser pour développer économie circulaire pour également créer emploi parce que si déchet bi mën nañ si créer plus de 1000 emplois te ñi siy liggéey notamment recycleurs yi notamment kuréel wàccu mbalam Touba bu ñuy liggéeyal war nañ si mën gagner lu mu tuuti 1 million par mois. lu tax ñu tànn Touba c'est tout naturellement Touba mooy deuxième ville du Sénégal Touba mooy première ville touristique Touba Sénégal. parce que boo considéré màggal Touba li muy drainer si nit màggal yeneen màggal yu ndaw yi li muy drainer si nit ak nit ñi ñëw ziar Touba donc li muy produire si déchet plastique dafa bëri loolu moo tax ñu choisir woon ville bi pour que contrainte boobu nekk déchet plastique mujj nekk contrainte économique parce que ak plastique yi mën nañ si defar lu bëri mën nañ si defar mën nañ si tabax ay matériel pour tabaxee kër
pour dugal ci école yi pour tabax lu bëri pour créer emploi ay siwo ay leneen ak leneen loo xam ni mën nañ ko utiliser ci plastique yi pour créer emploi. programme bii nga xam ne ni nag ñoo ko tàmbaloon fii ci Darou Minam ngir nag jàppale soxna yi ngir ñu tànn mbalitu plastique yi danañ ko gën a yaatal nag ci biir Touba gi yëpp ginnaaw nag bu ñu fexee ba placer ay poubelle ci mboolem ko ñu fasantikoo yi ngir na gën a jàppale leen ci liggéey boobu. yaakaar naa bu fekkee ne phase pilote jàll na bañ naan dañuy def extension di ko yaatal kon xëy na ñàkkul loo xam ne jàng nañ ko ba jàpp ne léegi seen xel ak seen fit jox na leen pour ñu jàllale ko kon nag dañuy wax askan wi rek ne waxoon nañ leen ci njëlbeen ga ne leen ab tàmbale pour nattuwaay boo jëlee lim bu naw nag di ci natt muy benn échantillon boobaa la nga ciy joyanti boo ko joyanti boo demee ba yaatal dana fekk ne préoccupation yu bëree bëri jëlaale nga ko kon loolu moo ci doon wante nag dañ ko ànd ak GGI ak Eve ñu fekk fi ICG bi nga xam ne daanaka loolu moo doonoon seen liggéey ànd ko ci gannaaw commune bi nga xam ne nii moom lañ koy defal ndax buñ fi ñëwuloon nit mu wut nu mu ko defee nu mu ko dindee kon loolu dañ ciy sant bu baax leneen li ci am solo nag mooy dem gi nga xam ne dem nañ ba askan wi ñu ngi koy xam yaakaar naa li gën a yomb nu ngeen di def ba bokkuma ci ak lu tax bokkuma ci moo ëpp ci li ñu lu tax ngeen andil ma ko kon nag yaakaar naa ca loolu rek moo ci am solo ndax buñ ko def population bi la buñ ko defee ci adhéré wuñ ci nañ ci war a am dugguñ ca nañ ci war a duggee dana indi jafe-jafe kon nag duñ wax lu dul alhamdulilah ba nga xam ne indi nañ ko biñ ko fi indeet yaakaar a taxoon donte nag day gox bi nga xam ne nii fi la xalif général di yeewoo mooy borom ñaari yoon ndax moo ko moom ba mu doonagul Sëñ Tuubaa kon nag ba mu moomee Sëñ Tuubaa da koy moomaan ñaari yoon kon loolu moo fi nekk wante nag ci dañoo xalaatoon rek ci dynamisme bi nga xam ne nii moom lañ am ci Darou Minam ci population am ci yaakaar kon nag buñ demee ba yaakaar nañ ne liñ fi amoon mu toll ci 200 ménages yoo xam ne ni moom lañ tàmbali woon ñu ne dañ koy bëgg tàmbali nag yaatal ko jël journée bu mel ni def ko pour mu doon sensibilisation waxtaan ak askan wi gën leen a wax ñi ngi ciy toll yaakaar na loolu duñ def lu dul di ko rafetlu di ñaan rek ñu gën cee continuer acteurs yi ñoom ñëpp kenn ku nekk loo ci doon def rek nga xeeb ko xam dayob dëkk bi nag rëy na duñ xëy daal di matal ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko joxoon ñu gën cee góorgóorlu xam ne ku leen ci fekk ku ci nekkit luñ ci jaaxlu nekk mën nañ leen koo laaj si ñu xam laal yëfu population bi la ñoo koy jariñoo ndax benn dana dindi mbalit ba dootu leen gaañ ba dootu leen yàqal wante problème environnemental bi dana ci joué te it danañ ci mën a am ay koom-koom yoo xam ne danañ ko ci am ci buñ ko gënee xam. di fàttali nag thème ren bii di journée mondiale de l'environnement ñoo ko tuddee notre terre ngir nag aar suuf si nga xam ne nii mooy suñu moomeel.